internet Casamance ak fii am nañu mbégte jàkkaarloo ak yéen di leen indil ay reportage yoo xamante ne si wàllu askan wi la jëm tey nag ñi ngi waxtaanee li nga xamante ne moom moo jëm si wàllu njàng mi ak njàngale mi Sénégal tey def na presque 2 mois yoo xamante ne enseignant yaa ñi débrayage yaa ñi grève ba tax na tey am nañu yéene wàcc si terrain bi indi leen reportage boo xamante ne nañ jox askan wi kaddu kenn ku nekk wax li nga xamante moom mooy gis-gisam ak njàngatam si situation bi nga xamante ne tey élèves yu Sénégal ñu ngi koy dund. sëñ bi maa ngi lay nuyu. asalaamaaleykum maa leen di fay di leen di gërëm di leen di sant quoi. man maa ngi tudd Boubacar Ba. voilà Boubacar Ba tey gis nañ ni Sénégal njàng mi sooxe na xale yi dematuñu école li nga xamante ne moom mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay enseignants yi chaque jour débrayage wala grève la alors li nga xamante ne moom mooy jàng bu sooxe boobu ba lan nga ci am comme xalaat. oui bon li ma am comme xalaat ma war ko waroon Sénégalais yëpp ñi may seetaan ak ñi may déglu loolu moo di man li ma gis ñun ay citoyens sénégalais lañu. fi la ñuy juddoo màggee fii jàngee fii ba ñuy yore jox li ñu war a jox muy sunu wërsëg mais ginnaaw gi gis naa léegi enseignement bi lépp ci état bi la man état bi laa condamné ndaxte boo amee li nga waxtaan ak ñi nga sëqal dara muy mbirum njàng bi boo loo wax ak ñoom nga fexe nga respecté ko bu ko defee ñoom ñu mën a am courage mën a jàngal xale yi n'est-ce pas mais bu doon yow li nga waxante ak nit yi def loo ko mais kenn du am courage parce que boo nee dinaa la jox lii jox loo ko mu nekk ci nekk di xaar ñaata at depuis gouvernement Macky Sall nekk fi ba léegi ñaata at yàgg na n'est-ce pas mais chaque temps ñu ngi digg enseignant ni ñu def lii nañu def la léegi ñoom bu ñu doon jàngalee tuuti bu yàggee ñu taxaw ñu jàng tuuti bu yàggee ñu taxaw bu doon xaalis bi nga wax ñoom war fexe nga jox la mais xoolal les élections yi ñu jógee nii le dimanche passé campagne bi ñaata milliards la ñu fi dépensé presque 4 milliards boo xam ne état moo ko débloqué jox ko ay seen candidat pour ñu dem campagne bi mais alors qu'est-ce qu'ils ont gagné gagné ñu dara li ñuy wax fii ay 84% am ñu loolu c'est pas possible mënul nekk ñun ay Sénégal ñu xam ne ñu demee ñu xam ne ñu dem boo ñàkkee les grandes villes mënuloo gagné ay dëkk yoo xam ne ay 40-50 personnes yoo fa ne ngeen naan nit ñi 84% ngeen am loolu amul donc le problème mooy nañu fexe ñu régler affaire situation jàng bi xale yi dem jàng suñu doom yi ñooy jàng lépp lu ñuy laaj ouverture bu jotee dañuy naan li ñuy inscription fayal li ñuy fay lu ñu lay leer lépp dañu la koy laaj mais xale yi 2 mois la ñuy jàng rek grève commencé fekk loolu yëpp état bi la ñoom seen doom ñu dem jóob lañ Europe ñu dem jàng ji ak feneen ñun nag suñu doom ñoo xam ñun 5000 boo am wala 10 000 boo am yaa ngi xalaat nga war a fay sa inscription doom waaw ba pare bu ñu la wax dëgg les politiciens laa nekk fi di sonal nit ñi di wax dëgg mukk état bi xaalis bi leen di jox la leen jox moo tax cette fois ils ont vu gis nañu gars yi fu ñu jaar ak ñoom man mii di wax nii moom mouvement présidentiel laa bokk mais boo gisee gars yi gagné ñu mais c'est comme ça parce que duñu wax nit ñi dëgg te dëgg mooy toujours mooy li ma wax dëgg moo njëkk te mu dëgg mooy mujj n'est-ce pas topp fii ay campagne fii di wax lu nekk te wóor na yàlla yow sa doom mi ngi sonn wala sa njaboot mi ngi sonn yow mi sa yaay ngi sonn dépense mu lay tëye mais wax ni ci luy dëgg Macky Sall ñu ko daaneel yëpp ñu ko wër ñoo ko du wax dëgg ñu ko wër yëpp kenn ñu ko wax dëgg waaye di nga gagné du gagné dara fii ba 2024 du gagné dara boobu yóbboo ñu xam loolu ça moom maa la wax loolu mbaa nekkul ne aussi enseignants yi li ñuy laaj si état moo bëri ba tax na état aussi dina am jafe-jafe pour régler seen problème yi yëpp non mais nag bu doon mënuloo ko day wax di depuis départ mënu ma ko loolu mooy dëgg bi rek mënuma ko lii laa mën ngeen waxtaan wala mënu ngeen xool yéen si trouver benn solution yow soo ne nit ki waaw mën naa waaw engagé leen mais bu dem bi ci digg mënuloo mais après mujj loolu lay doon ay mensonges rek la ne su boobaa ñun du ñu sawar suñu doom yaa ngi di toog xëy da ngay xëy bay sa doom kër ga nga dem liggéey boo ñëwee nga fekk ko kër ga te yow année scolaire mu ubbee li ñu la laajee jox nga ko jënd nga fourniture jënd nga lépp tout est cher mais dem nga lépp sa doom suba mu réussir ñoom seen doom yóbbu la ñu Europe ñu dem jàngi après ces derniers ñaa ñoo dellu encore nit ñi naan nit ñuy sawar rien ne va plus au Sénégal ñu wante dëgg Macky Sall rien ne va plus au Sénégal tant que rek loolu affaire situation enseignant yi ça n'ira pas parce que ay grève ay débrayage parce que 3 jours 4 jours débrayage bu yeggee benn jour grève totale lay doon ba kañ on est à combien de mois ci bi école ouverte depuis octobre ba léegi kenn mënul am jàng bu normal kenn mënu ko am 2 jours sa doom nga ñëw fekk ko kër ga mu ngi toog lépp état bi la du enseignant yi laa moom du condamné ma kenn état bi la ñun état bi ñun ñi nekk liggéey ñun ñi voté Macky Sall ba mu falu ñun la ak moom alors tey lan la ñuy ñaan état pour mu defar régler problème bi ni mu gën a gaawee comme ça xale yi mën a dellu école parce que mënuñu wax tant que ñu ngi parler de développement foog xale yi ñi nga xamante ne suba ñuy indi développement boobu ñu mën a nekk si école yi ñu mën a jàng pour mën a tekki defar suba suñu réew. waaw pour loolu Macky Sall ak gouvernement bi ñoo war a toog ak seen biir ñu wax luy dëgg ñoo war a toog ñu wax luy dëgg xam nga dëgg loolu moo sonal sénégalais comme moo wax toujours wax dëgg moo sonal sénégalais yi da ngay gis dëgg pang wala nga wax dëgg doo ko wax yow milliards yi ñuy génnee fii pour les élections locales yi rek
ñaata milliards loolu boo ko dugal si enseignement bi day tane les enseignants là peut-être nu bon dañuy dem jàngale ji même quelque 1 mois 2 mois en attendant ñu trouver solution mais yow nga jël léegi plus de 4 milliards jox ko les politiciens yoo xam ne amuñu benn njëriñ amuñu gagné ñu dara nit ñi lekk nañu xaalis bi après c'est fini dañuy dem seen yoon ils vont pas voter pour ñu noonu yàgg naa wax loolu toujours que le Benno là tant que ñi ngi fii rien n'ira pas au Sénégal parce que y a beaucoup de frustration dañoo arrogant man si laa bokk xam naa li mooy ils sont arrogants y a beaucoup de frustration mais loolu moo tax du ñu gagné ni ñu fexee daal régler situation enseignants yi xale yi dem jàngi parce que mënuloo toog sa doom boo xëyee suba nga toog di koy seetaan moom ci kër gi chaque jour nga koy xool boo yeewu le matin nga fekk ko kër ga boo ñëwee nga dem sa am ko fekk ko kër ga te yow ouverture bu mu jotee lépp lu ñu laaj yow def nga ko mais alors c'est pas encourageant dëkk boobu nu muy développé du mën a développé ça ne peut pas se développé du tagee ay naw ay nawet bi la ay béy loolu du la mooy développé dëkk xale dañu war a xëy dem jàngi ji suba ñu mën a njëriñ seen bopp mais même fait aussi bu ñuy jàngee bi am yeneen diplôme du ñu am benn njëriñ Jakarta ak dookate Jakarta yi ngi seen ñu toog fi yëpp ñu bëri loolu lañu am nañu seen diplôme ñu ngi di yore fi ay Jakarta mun ñu orienté lu ñu leen fenn léegi ñoom seen doom ku ci am bac liggéeyante ne rapidement nga dem jàng ji Europe wala feneen yooyu ñun suñu doom yi nekk fi wala ñu toog waxante luy dëgg ak gouvernement koo ci jox benn 20 000 wala 50 000 nga yaakaar ko day tax pour ëllëg mu du la wax dëgg loolu mooy lan c'est pas sérieux ça nañu waxante luy dëgg dëkk nit ñi dañoo sonn les gens sont fatigués mën ñu toog di xëy suba ba ngoon nga ñëw fekk sa njaboot foo leen mbay boo xëy dem ñëw fa ngeen fekkaat encore di wër xale dañuy wër rek nekkuñu si métier nekkuñu si di jàng loolu mooy lan c'est pas sérieux c'est pas sérieux il faut qu'on les sanctionne ñun yëpp la tout si nañu bokk man du ma dugal bopp roci labi loolu xaw ma loolu waaw lépp laay wax ñun ñëpp la ñoo si bokk ñun ñoo taxaw Macky Sall votel ko ba mu falu présidentiel mais donc bu ñu demee ça va pas nañu wax te luy dëgg ça va pas il faut mu xam la mu am solution lu mu mën a toog enseignant yi ministre bi ñu mu délégué ñu waxante lu jëm ci affaire enseignement ñu toog wax ko dëgg mu xool lu mën a am solution réglé mais duñu ko wax dëgg seen bopp kese lañ fi nekkal non duñu ko wax dëgg ñoom seen bopp kese c'est pas bon avec ça le pays là comment ça peut se développer ça ne sera pas facile du yomb de du yomb waay. allez merci beaucoup Wakar Ba maa ngi lay jaajëfal. voilà mbokk yi maa ñàkk beneen intervenant toujours di waxtaane li nga xamante moom moo jëm si wàllu jàng mi ak njàngale mi papa maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. noo tudd. Seyni Ñaabali. voilà papa tey li nga xamante moom mooy njàng mi Sénégal xaw na sooxe parce que def na presque li ëpp weer grève bi bëri na si Sénégal yow noo jàngatee mbir moomu. affaire grève bi de man mosuma ci d'accord ci sama gis d'accord ma ko tey d'accord ma ko suba parce que dafay arrière loo xale yi donc luy arrière loo askan waaw loolu vraiment nit waru ci may doole man sama gis-gis li ma gis loolu man mosuma ko d'accord daal waaw. waaw léegi liñ ci mën a def pour mën a saafara li nga xamante moom mooy grève yooyu. affaire grève yooyu daal ci sama gis-gis daal nañ ko bay gouvernement bi war na ci taxaw mu bay ci doo dégg grève ci affaire l'islam ci ustaas yi ci classe ustaas yi doo dégg benn grève ñoom seen classe buñ ko ubbee dañ fay nekk doo ma sa dëgg grève dafay tax xale bi day gën a avancé jàngam bi day gën a avancé donc boo demee si abe yi seen man li ma gis foofu ñoom bu ñu xasee dugg si classe français ngay jàng français boobu mooy continuer foofu ba nga génn ci classe bi diggante élève ak élève du ñu lakkante olof français la ñuy lakka parce que moom la ñuy jàng étant donné que man li ma gis ci contraire yu ma gis ci école gouvernement bi saa yoo duggee classe boo duggee rek da ngay naa wala dañuy wax xale bi écrire ñu koy wax bindal ci tableau bi c'est pas normal man loolu mosuma ci d'accord tey mosuma ci d'accord suba. kon njàng bi nekkul grève bi kese mais façon njàngale bi sax dafa wàññeeku ba tax na école aussi sénégalaise mu ngi niveau mu ngi wàcc bu baax. école affaire njàngale bi moom moo gën a wàcc bu baax a baax wàcc na bu baax a baax man mosuma ci d'accord dara xale dafay ñëw mu tardé nga ne ko waaw ñibbil ngeen taxawal surveillant bi ci buntu bi nga ne xale bi ñibbi non loolu du solution dugal ko nga pini ko dóor ko
taat bi tànga nga ne ko acca toogal nga jàng bu suba dootu ko defat mais bu ñëwee rek parce que léegi jamono bi fu mu nekk nii lu neex rek la ñu bëgg loo xam ne daal moo ñu yombal daal moom la ñu gën a bëgg xale bi day ñëw rek nga ne ko yow da nga tardé acca ñibbi mu ñibbi loolu du solution loolu du benn solution d'après man sama gis daal dugal ko si classe bi nga ne yow lu tax nga tardé dóor ko ba yaram bi tànga bu subaa du tardé bu njëkk ba élève du ñeme daje ak monsieur bi si yoon bi ki koy jàngale kooku bu ko gisee même si manifestation bu ko gisee foofu bu subaa bu demee école dina xam lu tax mu dem foofu bu wàccee muy si leçon bi si leçon bi muy bu wàccee bëccëg si leçon bi lay nekk bu guddee si leçon bi lay nekk mais léegi allez l'essentiel ñu nekk dëgg si fuural rek ñoom yëpp ñu dem foofu suba jàngala suba du jàngal loolu du seen affaire l'essentiel daal ñu dem école rek jeex man loolu la am grève bi dañ ko war a teg si suuf waaye tamit dakk élèves yi tamit école aussi loolu war na doon loo xamante ne aussi dañ koy bàyyi comme ça xale bu nekk xelam day nekk si wàllum njàng mi. voilà daxa élève man musuma ci d'accord nañ ko corriger mu nekk ci classe bi jànga comme bu njëkk ba lu ñuy def double flux bu ñuy def nii donc côté ça arrange parce que dafay arranger ñeneen ñi nga xam ne donc moom mun nañ jàngatee mun nañ jàng mais l'essentiel daal nañ ko def comme bu njëkk ba rek double flux kenn bañu ko mais ngay nekk ay double flux tey boo demee suñu monsieur bi ñëw suba boo demee suñu monsieur bi nee na dafa am empêchement ceci et cela xam nga loolu moo tax léegi allez day dem ba université boo ko ne mu bindal la rapport du ko man ngir lan parce que jàng bi normalul su normale bu ñi nekk ci bureau yi léegi yi allez yi nga xam ne jàng nañu am certificat bu njëkk ñoom ñoo nekk di jàngale boobu certificat yi njëkk yi la dam boobu allez boobu da ngay dem CM2 nga bind lettre correct lettre bu normal mais léegi allez day dem ba université boo ko ne bindal ma lettre ma bind lettre boobu sax day am faute yu bare parce que pourquoi depuis départ bi la waaw man loolu la am lu may kii voilà maa ngi lay jaajëfal Papa waaw allez merci beaucoup te notre Casamance Actu maa ñàkk beneen intervenant Papa maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay Papa tey noo gisee njàngum Sénégal ak grève yu bëri loolu daal problème bi daal man foog naa même état bi sax bokk na ci parce que lu mu promettre na ko def ci enseignants yi waaw bu defee loolu vraiment moom moo war a encadrer lu nekk parce que borom kër la borom kër nag sa njaboot yow yaay encadrer sa njaboot pour seen avenir suba waaw mais boo bàyyee après nga négliger lu ne après avenir bi parce que ñoom mooy avenir suba réew mi waaw mais te ñoom ñu nekk di gérer actuellement bu dëmb melu loon noonu dëmb éducation bi dafa jaaroon yoon ku ci ak éducation bi ret léegi actuellement parce que bu njëkk éducation bi dañ doon suivre nguur gi dafa doon suivre éducation bi mais léegi c'est le contraire parce que boo xoolee bu njëkk même boo duggee école boo lakkee beneen lakk dañ lay kii symbole waaw xam nga loolu lépp mu ngi yoon ci parce que pour former la woon bon tandis que léegi dafa am boobu différence parce que léegi da ngay gis même abrégé même message bu ñuy def ci portable sa message bu ñu war a bind message abrégé sax mënuñu ko ci dul jeex ngay gis man CM2 laa yem COP laa am waaw mais sincèrement damay jégg saa yeneen xale ñuy lakk loo xam ne déjà dama leen di corriger ñoo xam ne ci collégien la waaw fekkee déjà ma xam ne seen niveau daal dafa wàcce trop te bu njëkk niveau sénégalais dafa élevé woon au niveau de l'Afrique francophone mais léegi c'est le contraire dañu nekk di wàcca rek donc moo tax gouvernement bi tamit bokk na ci bu mu xool parce que moom bu naree promettre enseignant après defu ko ñoo ci grève la ñuy dem te grève yi continue bi ne moom arrangé wul
te élèves yi nee na ni bon loolu moo leen di ne tamit ñu bàyyeeku bañ a dem jàngi loolu nag moom du avenir réew mi. alors papa mais aussi est-ce que enseignants ñoom am ñu ci seen part de responsabilité parce que soo xoolee at bu jot ñi am point bu ñuy teg ci table bi di ko revendiquer at bu nekk ñi teg point di ko revendiquer mbaa est-ce que ñoom tamit amuñu ci seen part de responsabilité. si am nañu seen part de responsabilité parce que léegi enseignement bi léegi affaire salaire moo jóge ñu bëri ci enseignement tandis que bu njëkk amour la woon donc y a une très grande différence bu njëkk amour la dañ doon bëgg pour jàngale te am ñoon salaire bu baax mais ñu dañ doon jàngale normal mais tandis que léegi c'est le contraire léegi da ngay gis bon parce que lan la pour mu am salaire loolu rek la donc en ce moment bon bu njëkk doo doon gis enseignant buy jàngale ci public dem jàngale ci privé amuloon ci lu ma xam bu njëkk loolu amuloon de public ngay nekk wala nga nekk ci privé waaw mais doo mën a gérer ñaar yëpp à la fois c'est pas possible en ce moment yow nooy mënee jàngale ñi nekk ci public bi mais du sotti xarmata boobu arrangé wul population bi de moo tax éducation gouvernement bi moo war a seetaat éducation bi nu muy demee waaw moo war a suivre éducation bi oui man maa ngi tudd Abdou Karim Ba waaw. voilà maa ngi lay jaajëfal papa maa ngi lay jaajëfal di jaajëfal aussi ki nga xamante ne moom mooy Malick Thiam ki nekk si wàllu image bi mbokk yi lii laa leen indiloon si li nga xamante ne moom moo jëm si reportage bi jëm si wàllu jàng mi ak njàngale mi si fii si Sénégal di leen jox dig dégg si beneen vidéo di ci waxtaane ak beneen point maa ngi lay jaajëfal